jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar daañ ko door ak ndaje wi nga xam ne njiit bu Pastef moom Ousmane Sonko amal na ko ni ki tey ji mi ngi wax ci nervi yi nga xam ne nag dañuy faral di topp njiit bu réew bu Sénégal ci rek ndaje yi nga xam ne mi ngi koy amal ci réew mi moom Ousmane Sonko daal di lancé ab concept bu yees daal di koy dippee Sénégal tampi maanaam réew bu Sénégal lott nañ ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ñaawlu gros bras yooyu nag di plateforme nga xam ne plateforme société civile bi lee di jàmmi réew mi ñoom ñooñu nag ñu ngi ñaawal bu baax a baax ñooñu nga xam ne yenn saa yi dañuy faral di yor mbool de di amal jafe-jafe ak askan wi pëccxoo la ñuy nemmeeku ci leen digganteeg askan wu réew bu Sénégal daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo daañu wax ci leneen mbokk yi di jàngoroy coronavirus xam ngeen ne ni ki tey ñaari doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu coronavirus mi ngi wëy di defi njombe fii ci réew bu Sénégal daañu amal itam beneen ab taxawat seetlu di variant indien yi nga xam ne mi ngi ci suñu biir ana lan la mën a jural réew bu Sénégal suñu ay ndaw doxantu nañ gisee ak nga xam ne moom moo di chef bu département bu virologie bu institut Pasteur moom docteur Ousmane Faye moom ngeen di gis noonu ne yéey na ci yàbbi kaddu yi mu biral itam daañ leen ko jagleel ci jotaayu xibaar daañu wax ci leneen mbokk yi mu ñeel wàllu tàggat yaram Mathieu Faye xam ngeen ne ancien basketteur international sénégalais la daal nay dugg ci li nga xam ne nag moom moo di sélectif bu cercle de vedettes bu basketball bu FBI nekk nag ñetteel bi ci tundu Afrique nekk itam ñaareelu sénégalais yi nga xam ne nag daal dinay rek soobu ci wowle taarix daañu ci dikkaat ak jàngat wu yaaw yi nga xam ne Cheikh Sadbou Diarra daal na koy def mbokk yi lu ni mel ab tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. mbokk yi maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi la jotaayu xibaar moom Ousmane Sonko mi ngi doon amal ab ndaje ak way taskatu xibaar yi bokk na ci li nga xam ne nag moom lay ñaawlu mu di ñi di yor mbool de tey faral di topp njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall Ousmane Sonko itam xamal ne réew bu Sénégal lot nañ ci dund yooyu le jafe-jafe ba tax itam ab concept woo xamante ni daal di nañ koy biral daal di koy dippee li nga xam ne nag moom moo di Sénégal tampi maanaam daal nañuy sonn ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund te kenn tegu leen ko ngir rek gros bras yooyu nga xam ne nag dañuy faral di ànd ak njiit bu réew bu Sénégal daañu ci dikkaat nu mu gën a yaataaw laataa ñuy jeexal yi la jotaayu xibaar wala suñu yeneen jotaayu xibaar ci kàllaamay Kocc ñooñee nga xam ne nag ñoom la ñuy woowee gros bras nag ñeneen ci ñoo xamante ni sonn nañ ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy faral di amal ak askan wi di plateforme jàmmi réew mi ñoom ñooñee nag li ñu xamle moom moo di lu ni mel war nañ ko mën a dakkal ñu teewlu reportage bu Fat Bintou Konté. ay nervi wala ñu leen di wax sax ay groupe la jamono ji nag ñoom ñooy bund xatal ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi fépp fu ñu jàll fii nga xam ne moo di war a soogi nag barki démb jot nañu seen wàll gannaaw bi ñu jiitam réew mi ñëwee foofu di fa amal ab benn visite. comme dañu di réewu démocratie la ñu ne ñu bàyyi leen encadré parce que gis nga li fi ne lépp force de l'ordre ak seen i nervi et puis pour quelle raison nervi force de l'ordre bi mën na sécuriser lii yëpp ñi jàmm rek la ñu bëgg ñun jàmm la ñuy wut mais boo ñëwee indi kii dañ lay fekk si. ñu leen di recruter comme ay milices li ci ëpp nag ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ñoo koy faral di def mu inquiété loolu bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi surtout nag plateforme jàmm réew mi nga xam ne moom dafa ni seetlu na loolu wante it ma ngi koy ñaawlu recrutement nervi yooyu. kenn mësul xam Sénégal ci ay armes ak ay milices yoo xamee ni dañuy ñëw ci askan wi di leen dóor ak di leen gaañ loolu ba pare lu ni mel ñi nga xamee ni ñëpp ñoo taxawee diine ji ci réew mi tey saytu li nga xamee ni mooy jàmmi réew mi mënuñoo nangu li ni mel. ba pare li ko ci gën a metti mooy police mi nga xam ne ak gendarmerie waroon na nag defar li nga xam ne moom mooy sécurité askan wi ña nga taxaw di xool nervi yooyee di dóor ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi li mel ne dañoo ànd ak ñoom loolu dafa mënta nekk ndax nguur moom la ñu may mu am ay forces de l'ordre ñoo xamee ni dañ leen a équiper jox leen ay jumtukaay pour ñuy yor li ñu tuddee la violence normée
ba tax ni ñoom nag ñu interpellé ñi nga xam ne moom mooy njiitum réew mi ak tamit bépp homme politique pour que nag ñu arrêté recrutement gros bras yooyu nga xam ne ñoom dañoo jàpp ni ñoom la ñuy protéger. kilifa yi ñu jël ci ay matuwaay nu mu gën a gaawee te it yeneen homme politique yëpp àndandoo ko ak moom mu doon benn consensus boo xam ni ñëpp dañuy nangu ne lii warul nekk ñëpp bàyyi ko. recrutement milice yooyu nag jaaxal na loolu te it metti na loolu askan wi le te nag bu nu deful ndànk lii nga xam ne moom moo di sunu démocratie danañ ko yàq. jërëjëf Fat Bintou Konté cant ak ngërëm ñeena la mbokk yi jàppale ne capitaine Oumar Touré xam ngeen ne tekki nañ ay ndombal tànk ci li nga xam ne moom moo di gendarmerie nationale ginnaaw coowal Ousmane Sonko Adji Sarr moom moomee nag génnoon na jano ak way taskatu xibaar yi daal di ci addu ni ki nag démb ci alxemes gi yemoo ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet nag ca diwaan bu Matam jàppale ne njiit bu réew bu Sénégal daal di ne rek fësal aw décret daal di koy xaatim moom capitaine boobee jàppale ne jamono yi nag ab soldat képp dong la leneen itam loo xamante ni daal nañ koy nemmeeku mu di ndombal tànk yi nga xam ne ñu ngi koy dundi ci li nga xam ne moom moo di fonction publique tax na itam ñun itam ñu daal di si def ab taxaw seetlu ñu ànd ci ak nga xam ne moom moo di Marcel Farba Maroun. ginnaaw ay weer bu ñu jógee ci événement mars 2021 yëngaloon Sénégal capitaine Oumar Touré mi nga xam ni moo doon bind procès verbaux yi ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr dañ ko daal di tëbal ci gendarmerie nationale ndax génn gi mu génnoon ci kanamu taskatu xibaar yi pour joxe ay détails ci dossier boobu mu doon dogal bu njiitu réew mi Macky Sall daal di jël démb situation mel ni nag dugguleet ci Sénégal depuis ba Macky Sall jëlee nguur gi 2012 ba tey ñuy fàttali li fi xewoon 2013 ak commissaire Cheikhna Cheikh Sadibou Keita mi jiite woon OCRTIS mi xeex wàllu trafic drogue ci Sénégal moom nag daa tumaloon ay naataangoom accusé leen nekk ci ay dilu trafic drogue mai 2018 tamit kiñ naan capitaine Mamadou Dieye dañ ko radié woon ci armée Sénégal ndax xaarul woon décision bi waroon a jóge ca président Sall ginnaaw ba mu ñaanoon absenté wu service am bu ñu sukkandikoo ci communiqué direction de l'information et des relations publiques muy DIRPA moom Ousmane Sonko tamit ba muy doon inspecteur impôts et domaines dañ ko révoqué woon ndax liñ naan manquement à l'obligation de discrétion professionnelle maanaam daa waroon a mandu ci yenn détails yi mu doon joxe pour boole yenn doxalin mi am ci biir impôts et domaines. merci beaucoup Marcel cant ak ngërëm ñeel la ñu wax ci leneen itam mu di élection yu représentativité yu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru coalition excellence itam daal di nag bañ lu ni mel nag xam rek ne am na yeneen yoo xamante ni ñu ngi ci biir te waxuñu ko benn yoon ba tax itam ñu joxoñ baaraamu tuuma coalition gagnante bi di xam ne rek ne dañoo am ay fichiers yoo xamante ni war leen mën a tax ñu daal di taxawee ca kanam lu ni mel itam ma nga indi ab féewaloo fa nga xam ne nag moom moo di ca jànkukaay bu kawe ba Fadel Diouf moom moo yoroon seen ak kàddu àdduna ci micro Pape Fara Gningue. booy dem élection da ngay def campagne te sooy campagne ci étudiants yi da nga leen laaj 5 caractères nom pronom date de naissance numéro de téléphone ak numéro carte étudiant léegi université bi 40 000 étudiants la presque mais sooy dem élection mënoo am ñëpp ñenn ñi rek ngay am pour dem léegi nag ñoom dañ leen a jox ñëpp te bañ leen koy jox dañ leen a joxaale ba jox leen loo xam ne laaj ñu leen ko muy CNE. La violence n'a pas sa raison d'être dans l'université mais la politique aussi c'est pareil ren ñaata ministre ñoo fi ñëw lan lañ fi def dañu war a am lu ñu liggéey seen ministère yi bu ñu bëggee base nañ dem seen local yi ñun université lañ yor amicale yi ñu yor étudiants yi ñoo koy jiite soo ñu choisir la ku ñu koy jiite kooku tamit bu ñëwee étudiants yi duñ ko faale te dañoo bëgg ay ñi koy jiite nekk des étudiants réguliers ku nit ñi xam nangul leen. Pape Fara Gningue Amadou Ba ñu wax ba tey ci li nga xam ne moom moo ñeel wàllu njàng bi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal gis ngeen leen noone nag ji ay étudiants yu UVS diwaan bu Kaolack ñoom ñooñu nag ñu ngi bëggaloon amaloon ab doxu ñaxtu waaye mel ni nag way takk der ya dañ leen ko lankal étudiants yooyu nag di ñaawlu bu baax a baax seen i ay bëgg-bëgg yi nga xam ne digale woon ak njiit bu réew bu Sénégal jamono yi may wax ak yéen nag France daal di xëddeem ba tax itam ni ki tey ji ñu bëggoon amal ay yëngu-yëngul Ibrahima Diamé Fally Gueye. Ils ont été stoppés net à la sortie du complexe abritant l'ENO par la police, mais ne voulant pas une confrontation avec les forces de l'ordre, les étudiants se sont accroupis en faisant signe de non-violence. ci buntu complexe bi dallu seen ENO bi dañ leen police daal di gàntal seeni doxum ñaxtu puisque nag bëgguñu woon càmmarloog ñi di alkaati yi étudiants yi kon daal di sukk jonkon yëkkati seen loxo ci kaw wane ne kon bëgguñu benn violence.
li nga xam ne nag police gàntal na seeni marche te bëgguñu jàmmarloo ci la ñu daal di dajaloo fi nga xam ne moom mooy buntu complexe bi ne di discuter nag ban stratégie la ñu war a doxal waaye boobu nag fekk na ñu janook taskatu xibaar yi wax lépp li nga xam ne moom moo di seeni jafe-jafe. depuis début d'année defuñ cours maanaam daaw defuñ cours ñu nekk ci yeneen université yi maanaam 9 mois ñu nekk ci yeneen université yi ñu ngi wàcc seen deuxième semestre ñun mosuñ dugg amphi ba toog ba bind benn amuñ kii te ñun ku xam université virtuelle xam ne ci machine la ñuy jàngee kii di virtuel di numérique. manque de considération totale moo fi am au niveau de l'université virtuelle du Sénégal dañuy wàcc léegi dem jàmmaarloo ak gars yi. ñoom nag ticket yeeg promesse yi ñu ne vraiment doyal nañ ci seen at baa ngi jeex te defuñu benn cours bu normal tax na nag ñu ne bëggatuñu gis kii di jëwriñ ki ñu denk wàllu njàng mu kaw mi ci boppu ministère bi. Cheikh Omar Anne nag nous demandons son comment dirais-je sa démission. Il faut qu'il dégage. On n'a pas besoin de lui. Parce que koo xamante ne nii toog nga fi 9 mois musoo sax ku la wax sax yow say tubaab jubul kooku wax dëgg yàlla warul yor ñàng mu kawee mi. étudiants yi nag di ñu namoon ci seen doxum ñaxtu bi de moo di dem préfecture wax kilifa bi seeni doléance. Ibrahima homme d'affaires bi nag di Serigne Mboup nekk itam ñooñ ci conseil d'administration bu UVS nag di sàkku ci njiit bu réew bu Sénégal bu mu lettu benn yoon ay dégguma ci bëgg-bëggu ndaw yooyu nga xam ne nag ñu ngi yëngu ci wàllu njàng mi ak njàngale mi li mu bëgg moom moo di mu daal di indi ay saafara ci li nga xam ne moom moo di seeni ay jafe-jafe. leneen itam loo xamante ni nag ñu ngi koy faral di nemmeeku ci université yi di pëccxoo wi nga xam ne étudiants yi ci seen biir wala seen digganteeg way takk der yi ñu ngi koy faral di nemmeeku tax na ñu ñuy def ab taxaw seetlu daal di amal ay laaj ak tontu ci ki nga xam ne nag nekkoon na fi recteur ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom Abdou Salam Sall daal di xaatim itam aw téere woo xamante ni nag mi ngi ko dippee gouvernance universitaire moom moomee nag ci woowu la téere maanaam dëxëñ na ci lu bëri moo nekkoon ganuk info du matin ba mu ca noppee daje na ak Maymuna Njaay ngir def ab taxaw seetlu ñu seetaan. ci jamono bi nga xam ni nemmeeku nañu fitna ci daara yu kawe yi ki fi nekkoon recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom nee na am na ci pexe li mu gis rek mooy ñu soppi doxalin. fitna bi lu ko waral mooy d'abord daara yu kawe yi dafa bëri nit Cheikh Anta Diop ñaareel bi xale yi yuñ leen dénk yi dafa am xaalis. ñetteel bi mooy tàggatuñ leen bu baax. ci naka la ñuy yoree seeni kuréel tàggatul leen bu baax ci lan la ñuy wutsi ci daara yu kawe yi waaye ñun tamit war nañ ko aar ba nga xam ne ku def safaan ñu mën la teg loxo su fekkee étudiant la moom waratul jàng université c'est-à-dire que commission discipline war na woote rapidement ñu faagagal loolu. ci tànneefu ñi nga xam ni ñoo jiite ndongo yi itam moom Abdou Salam Sall gis na ni. foog ñu am lu bari lu ñu càmbaraat. foog ñu wutal ñu benn kuréel boo xam ne day saytu nekkinu nit ñi mooy police universitaire ñaan nañ ko bu yàgg ba léegi am na embryon police universitaire campus bi yëpp mu ngi nekk sous vidéosurveillance mais il faut que nguur gi dimbali ñu rek ñu egg mu nekk police universitaire mais aussi ñu changer nu ñuy xaalis bi ñuy def ci daara yu kaw yi parce que tey. su fekkoon ne tas nañ xaalis bi ay Ziguinchor Thiès Bambey Dakar dina wàññeeku tuuti. ba tey ki fi doonoon secrétaire général bu SAES li mu gis rek mooy ñi nga xam ne dañoo soqeekoo ci daara yu kawe yi jot na nag ñu dugal ci seen loxo. Université Dakar formé na plus de 100 000 diplômés xanaa si 100 000 yooyu am na 10% yoo xam ne ku ci nekk mën nga joxe 100 000 francs par an moins de 10 000 francs par mois mais loolu suñ ko amee chaque année 1 milliard la. su boobaa mën nañ gëstu ay gëstu yoo xam ne réew mi soxla na ko ay innovation yoo xam ne réew mi soxla na ko. moom professeur Sall di ñaawlu bu baax lal yi nga xam ni amaloon nañ ko duppee ko assise nationale tegtal yi nga xam ni ñoo fa tukkee ba léegi fuxaas kenn jëfewu ko te nag tegtal yooyu moom li mu gis rek mooy loolu mënoon naa jëriñ ay génération yu bari yuy ñëw.
Maymuna xam nga ne ndaw yooyu nag bu ñu génnee ci njàngukaay ma xëy la ñuy wuti un conseil des collectivités territoriales moom moomee nag jamono yi fas yéene na sëgg bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di jafe-jafe ndaw yi mu jëm ci wàllu xëy naka noonu itam muy xam ne rek ne képp koo xamante ni war nga see mën a sóob sa loxo nga daal def lu ni mel di ay kàddu ko Aminata Mbengue Ndiaye bi mu ko yëkkatee ginnaaw audition bu ministère de l'artisanat ak itam li nga xam ne moom moo di transformation du secteur informel dañuy teewlu ay kàddoom moom Aminata Mbengue Ndiaye ci micro Fatima Touré. Face au défi majeur du chômage, ñàkk xëyu ndaw ñi doon na li nga xam ni mu ngi indi ay jafe-jafe ci biir réew mi tax na sax ñun waa au conseil ñu daal di décider daal di rek sëgg xoolaat bu baax ci question boobee ñu bëri nag ñu ngi koy jox ay explication naan wàllum koom la waaye nag bu ñu dàkk ni am na beneen dimension du social waaye tamit bëgg sa réew ngir nag ñu daal di mën a saafara mbir moomee ñun nag dañoo xool ni jàpp ni approche territoriale rek moo ko mën a régler jëm nag ci régler li nga xam ne mooy wàllum civisme formé waat ndaw ñi waaye tamit lépp loo xam ne dafa jëm ci seen wàllu liggéey ñu xoolaat ko moo tax sax ay laaj daal di samp ñuy xool rek ana naka la ñu mën a def ngir daal di mën a développer lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum industrie fii ci Sénégal waaye tamit gën a jëmalaat li nga xam ni moo di secteuru artisanat bi boole ci nag li nga xam ni moo di transformé waat lépp loo xam ni dafa jëm ci secteur informel xëy na yooyu suñ ko defee dinañ rek daal di mën a indi ay solution ci jafe-jafe bi nga xam ne am na mooy xëyu ndaw ñi. beneen jafe-jafe bu am fii ci réew bu Sénégal Fatima Touré di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew xam ngeen ne coronavirus mi ngi wéy di lëmbee ba tey ni ki tey ji jàppale na nag lu tollook ñaari doomi aadama daal dañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu maanaam démb la lu ni mel ba tax itam njiit bu réew bu Sénégal xam ngeen ne jamono yi nag mi ngi amal ab tournée économique naka noonu itam muy sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askan wi ñuy faral di rek amal li nga xam ne moom moo di ñàkk wi ndax lu ni mel itam mën na leen daal di rek dimbali ngir rek ñu bañ a mën a tëdd ci jàngoroy coronavirus dañuy teewlu ay kàddu njiitu réew bu Sénégal moom Macky Sall ci micro di sa Préra ak Diafara Ba. Je rappelle que de ce côté-là il y a pas de masque du tout fii tam gisatuma fi masque ça c'est un problème masque yi waxuñ ngeen denc ko man je suis seul moo tax ma def sama poche bu may paree du takkat il faut mettre les masques parce que feebar bi jeexagu fi te gis ngeen temps yi mu ngi yéegaat donc il faut ñu delloo ci xel yi il faut se faire vacciner nous avons des vaccins il faut aller prendre les vaccins. wàllu wér-gu-yaram mbokk yi ba tey bi la yoon nag dañuy bàyyi jàngoro coronavirus wax ci beneen ab jàngoro mu di cancer xam ngeen ne limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo koy faral di am fii ci réew bu Sénégal day gën di bari at bu yàlla sàkk itam ñi ci faatu naka noonu ba tax itam ñenn ci ñoo xamante ni ñoo nga bàyyeekoo ca biti réew di ay expert français nag seen xam-xam màcc ci wàll wi ñoom ñoo daal di lëkkaloo ak ñeneen itam ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na fii ci réew bu Sénégal ñu tegab tëralin bokk na ci rek daal di faagagal wile tawat fara ñi ngi ak Amadou Ba ci yaatal. fajum cancer bu moytul dinañ ko faj ci nu mu gën a gaawee gannaaw nag français yi ak sénégalais yi daal di lëkkaloo ñoom seen xeltukat yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ak yu Sénégal yi ñoo dajalu ngir fexe wàññi jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar ci wàllu cancer. L'incidence du cancer est très très élevée. incidence yi ci wàllu cancer dafa doy waar 10 000 cas la ñuy am at bu ne 7 000 décès la ñuy am tamit at bu ne. Donc quand même les incidences sont très 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 importantes. On offre à la fois la. offre bi dafay nekk lu am solo ci prise en charge bi accompagnement bi ci aéroport bi ba mu dellusiwaat ci dëkk bi son yu am solo ñu koy defal foofu nag ci diwaanu France. La santé est devenue un enjeu global. wér-gu-yaram dafa nekk loo xam ne dafa soxal àdduna bi yëpp kon nag kenn du ko bàyyee kenn état yi ñoom kese rek mënuñoo financer lépp faaw nit ñi jàpp ci. Teranga expert nag regroupé ay spécialistes yu bëree bëri loolu dina mën a tax maanaam li ñu dem def di sonn ngir faj wàllu cancer mu nekk loo xam ne ci nettali lay mujj. objectif bi mu nekk répondre rapidement ci wàllu demande faj bi ak nan la ñuy planifier def ko lépp loo xam ne jëm na ci ngir nag wàññi délai yi bu baax a baax am soins yoo xam ne ñoom ñoo gën a wër gën a gaaw kon yu Sénégal. bu dee sax mbir yi bu dee sax faju bi dafa seer waaye ñoom jàpp nañ ne faaw état bi mu dugal ci loxoom bu ko defee mbir yi yomb. de faciliter le fexe nag parcours de soins bi mu daal di nekk charge bu ñu accéléré apporter ko nag expertise bu am solo. initiative bi dafa ñëw pour gën a yokk offre bi nga xam te ne di nga am ñàkk ay Sénégalais yoo xam te ñoom
dañuy bëgg dem extérieur si ma tamit day ñëw tamit may leen tamit possibilité ñu mën a inscrire programme boobu dem tamit extérieur bu la neexee. ak xalaatin bu bees ngir nag fexe li nga xam ne moom lañ dem fajee cancer ñu mën ko wàññi ci diiru bu ñaari ay bés rek nee nañu war nañoo mën a faj lii di cancer de prostate. jërëjëf Pape Fara ñi ngi bi la yoon ñu wax ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu kaaraange jàppale ne nag réew bu Sénégal ak itam Mauritanie jamono yi taxaw nañ temb ngir rek daal di gën a ñoŋal lépp lu ñeel wàllu kaaraange ci tund wi naka noonu itam xam ngeen ne général bu armée mauritanienne mi ngi fii ci Ndakaaru ngir amal fii ab doxu nemmeeku ci diirug ñetti fan naka noonu itam daal nay amal ab diggé mu di nees mën a def ba gën a caytu mbir mu ni mel Modou Fall Youssou Baro ci reportage. tey jii faaw ñu baral li nga xamante ni moo di déggoo ci wàllu kaaraange bi war a dox ci diggante Mauritanie ak Sénégal ci site bi nga xamante ni rek moo am gaz ñu duppee ko Grande Tortue te boole ñaari dëkk yi ñi nga xamante ni ñoo jiite l'armée ci ñaari réew yooyee ñoom nag amal nañu ab waxtaan ci nees la ñuy def rek ba daal di yokk kaaraange gi ci wàll wi. La sécurité a été au centre de notre discussion. Nous avons un projet. wàllu kaaraange lañ doon waxtaanee. ndax dañoo am ab projet goo xam te ni ñoo ko bokk mu di wàllu exploitation gaz bi suñu ñaari marine rek ñoom ñu ngi ciy liggéey ci projet boobu rawatina nag danañu xool naka la ñuy def kon ba gën a aar foofu la yooyu la bërëb mu di wàllu sécuritaire bi liggéey bi nag daañu ko amal ba dalal xelu ñëpp mboole matuwaay daañu ko jël ngir aar bërëb bi. Un bon travail qui peut rassurer tout le monde que toutes les mesures de sécurité seront prises et que cet espace sera bien pris en compte entre les deux marines. bu weesoo li nu mel jël nañu ay engagement foofu lay ngir amal ay opération yoo xamante ni dañ ciy déggoo. Les deux parties s'engagent au plan maritime à intensifier les actions conjointes de sécurisation des plateformes en mer. ñaari parties yi dañoo dogu ci wàllu géej gi naka la ñuy def rek ba yokk li nga xamante ni moo di seen i mënin ci wàllu aar lii di plateforme bi foofee ci biir géej gi ak li nga xamante ni mooy frontière fluvio-maritime yi ñu bokk ba noppi nag xaatim ab protocole goo xamante ni rek wàllu kaaraange la ci Grande Tortue AMEYIM GTA bi nga xamante ni gannaaw koppar gu bari bu BP génnee ci wàllu opération yu ñuy amal mooy fexe ba ñaari armée yi di daje ci wàllu ay exercice wala li nga xamante ni moo di ay manœuvre yoo xamante ni ñoo koy bokk ba noppi kon fexe ba yaatal li nga xamante ni rek mooy diggante bi ci wàllu armée bi ngir aar kaaraange ñaari réew yi. De défense et de sécurité. ki jiite armée bu Mauritanie ñëw na fii ci Sénégal ab wisit la fiy amal wisit goo xamante ni ci diirub ñetti fan lay toll. Modou Fall ginnaaw Ndakaaru ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Mbour marché central ba fa nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat yi la ñu mënta nangu mu di pëccëxoo wi nga xam ne nag ñu ngi ko fay nemmeeku kenn xàmmeetul kan moom mooy kan ak itam installation anarchique yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko fa ba tax itam fas yéene ñoo banque seen ay yoxoo ne du ñu joxe juuti benn yoon Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci reportage. ay commerçant yu mer bu futu ñu ngi ci marché central bu Mbour fii nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor magasin yi ak cantine yi lu ñuy ñaawlu rek mooy marchand ambulant yi nu ñu lalee ci tali bi yépp ba nga xam ne ñoom mënuñoo gisati client. dañoo am lu ñu naqari ñu di ko xeex te boobu ba léegi mënuñ ci dara mooy yoon yi nga xam ne baare nañ ko ba kenn mënatut a dem kenn mënatut a dikk trottoir yi lal nañ ci ba kenn mënatut a dem kenn mënatut a dikk marché bi ñoo ko moom fii la ñuy passé suñu temps suñu alal fii la nekk suñu sutura fii la nekk lu ñu bëgg lépp fii lañ koy amee kon du ñu nangu lépp lu ñuy yàqal suñu sutura daañ ci taxaw. commerçant yooyu tamit di ñaawlu ñàkkum kaaraange gi nga xam ne mu ngi ci biir marché bi. clients yi ñëwatuñ ndax insécurité bi nga xam ne am na fii ci au niveau du marché benn clients yi léegi dañu obligé bañ a ñëwati ndax boo ñëwee ñu sàcc sa portable wala ñu sàcc sa xaalis beneen bi mooy boo fi ñëwee fii ci guddi gi marché bi dafa lëndëm këriis ba lëndëm gi mën nga koo jàpp. li ni mel sax a tax ñu fas yéene banque seeni loxo bañ a fay lépp luy taxe. ñun ñoo moom suñuy poos fas yéene nañ dootuñu fay benn taxe boo xamante si ni jógee jëm na ci wàllu maire beneen bi mooy pétante yaa ngi mi ngi ñëw te ñun ñoo ëpp jom fii ci fay pétante kon fas yéene nañ pétante yi duñu ko fay fii ak ñoom autorités yi jëruñu seen responsabilité taxawuñu. ci loolu nag ñu ngi wax maire bi ak préfet bu département bi ñu def li leen war ci mbir moomu.
mbokk yi maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yële jotaayu xibaar mu di wàllu tàggat yaram Mathieu Faye xam ngeen ne nag ancien basketteur international sénégalais la moom moomee nag daal di dugg ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu taarix mu ñeel sélectif bu cercle des vedettes bu basketball bu FBA maanaam ñi nga xam ne ay cëslaay lañ ci wàllu woowee nag mu nekk ñetteel bi champion ci tundu Afrique waaye itam ñaareel bi fii ci réew bu Sénégal ba tax ñu daal di ci def ab gëstu Cheikh Sadbou Diarra. jaloore Mathieu Faye yi mu ngi wéy basketteur sénégalais bi atum 1970 ba ci atum 1980 dugg na ci Hall of Fame bu FIBA ci àjjuma bi mu doon ñaareeli sénégalais bi ci bokk Mathieu Faye mi ay atam toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar jamono ji bokk na ci basketteur sénégalais yi gën a ràññeeku ak ëpp ay raaya moom mi ñu njëkk a tabb roi basket fii ci Sénégal dafa am carrière bu mucc ayib ak gaynde yu Sénégal yi naka noonu ak club yi di Jeanne d'Arc bu Dakar ak Limoges ca France ci jaar-jaaram mu def ay jaloore bokk na ci doon joueur bi gën a ràññeeku ci Afrobasket atum 1980 jël itam ñetti yoon Coupe d'Afrique benn yoon Jeux africains yi loolu may Mathieu Faye bii di yëngu ci basket bi ba léegi mu bokk ci ñu dugg ci Hall of Fame ren jii mu ngi nekk ci commission joueur bu FIBA bi fii ci biir réew mi nag moom mi am yéene jiite fédération sénégalaise bu basketball am na ay centre de formation fii ci Dakar ak ci région bu Thiès ba tax na yaakaar am ci ay basketteurs yu mel ni moom génnee ci lu yàggul dara. moom Mathieu Faye Cheikh Sadbou Diarra xarañteefam kenn dootu ko natable mbokk yi fi la ñuy jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média jàppale ne soxna Naata Mbaye dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam des leen di wéyee ak programme mu télévision Futur Média mbokk yi jaa ngeen jëf.